Sénégal ak bitim réew seen ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bii di Xalaat TV tey nag benn rétrospective la maanaam fàttaliku quelques événements yi fi amoon en 2020 muy année boo xam ni dañuy faral di wax naan bu ren naree ñaaw yàlla mel ni daaw mais année 2020 bi moom yàlla bu Sénégal dundaat lu mel ci ay kilifa yi fi jógee ci événements sociaux yi fi am ak ci wàllum politique daanaka naqar yi gën a bari waxtu bànneex yi ba tax nañu titre vidéo bii nii 2020 une année maudite année boo xamante nii ñu ngi ñaan mu yóbbaale suñuy musiba te 2021 am beneen xar kanam Sénégal am beneen taxawaay bi gën ci bépp sénégalais moo xam bànqaas bay mën di yëngu. li gën a marqué sénégalais yépp daanaka ci 2020 bi mooy kilifa yi fi jógee te ku ne ci ñoom amoon taxawaay gu am solo mën nañ ci lim Serigne Pape Malick Sy doonoon porte-parole xalif des Tidianes génn àdduna bésu 25 juin 2020 ñu xamoon ko ci woyof xamoon ko ci ubbeeku xamoon ko aussi ci doomi aadama bu cultivé wu maanaam dafa maîtriser woon ni monde bi di fonctionner sans compter élégance bi mu amoon ak pertinence su discours yi. ouverture d'esprit xam nga boo ko amee rek mën nga wax ne su dund dana neex waaye gis nga bari na ku raté mission te ñàkk honnêteté intellectuelle moo tax. bu weesoo Pape Malick aussi ñoo ngi fàttaliku génn àdduna xalif général Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ñu gënoon ko xam ci Papa Cheikh lu yàggul itam ba tey ci njabootu Cheikh Ibrahim Zeyda Mariama Niass génn àdduna taxawaayam aussi kenn dootu ko lamlaamee ci wàllum diine njabootu Laayeen aussi tiis gu métti daloon na seen kaw ci 2020 bi ndax ñoo ngi fàttaliku ñett ci doom xalif général bi yu génn àdduna ci lu matul ñaari fan muy Malick Thiaw Laye soxna Khady Thiaw Laye ak Aïssène Thiaw Laye ci même année 2020 bi la Baye Ndiaga Diop génn àdduna moom aussi ku ne xam na ko ci waxtaan yu am solo yam daan amal ngir xamal àdduna mouridisme mooy lan li ko tax a jóg ak lan mooy philosophie bi fàttewuñu également génn àdduna xalif Thiénaba Seck di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom le 24 mai la wuy ji boromam di ñaan ñoom ñëpp suñu borom yërëm leen te yokk seeni leer kon li ñu mën a njëkk a jàpp ci année 2020 bi mooy dem na yóbbaale suñu mag yu baax yi muy loo xamante ni néew na ñu koy gis ci histoire du Sénégal maanaam ci benn at këru diine boo jël ñañ fa gën a ràññee ci seen taxawaay daal di wuy ji seen borom. mënuñu itam fàtte kenn ci ki nga xamante nii jooyloon ay sénégalais ci mbégte muy Pape Bouba Diop suñu borom teel koo jël mais ci carrière am ak ci wàllum dundam mu dugg ci taarixu Sénégal. fàttewuñu aussi Pape Diouf doonoon fi président olympique bu Marseille ñuy ñaan suñu borom yërëm leen. duñu fàtte aussi suñu ndaw yi nga xamante ni ñàkk espoir ñàkk taxaw xëy di dégg ay milliards te amul fenn fu mu am njeexital ci seen dund ñenn ñi ñu pousser leen au bout maanaam fekk leen ci seen liggéey mettre leen en concurrence ak tubaab yi nga xamante ni ñoo leen ëpp ay moyens parce que ay bateau lañu yor. ñooñu amatuñu yaakaar ci seen réew jël seeni gaal def ko jaaruwaay ngir dem Espagne ay téeméeri ndaw ñàkk ci seen bakkan te ba tey du benn communiqué du benn njaal bu état wu Sénégal jébal seeni njaboot wala askanu Sénégal bi nga xamante nii moo ñàkk ay doomam ay sénégalais ñoo jël seeni initiative créer seen bopp deuil national ngir ñaanal ay ndawam suñu borom yërëm leen. yaakaar naa ni mbiru immigration boobu noonu wax nañ ci du benn du ñaar ngir leeral sénégalais yi lu ko waral. ci vidéo yooyu noonu témoignage bi ñu gënoon marqué mooy benn ndaw buñ naan Pape Alioune Gueye moom demul woon ci gaal yi mais témoignage bi mu defoon dafa résumé li waral dëgg-dëgg ndaw yi di jël ay gaal. 19 nga commencé dem géej ba léegi kër mënoo ko tabax ndax lan depuis 2012 bi fi nguuru Macky Sall nekkee dëgg ji nag moom la gars yi làqal man dama yàgg suivre seen yàgg ko seetaan depuis ba fi Macky Sall nekkee 2012 c'est la licence yi te nag. licence yi ni nga xamante ni waa Mauritanie moom la ñuy jox ñu ne waa Mauritanie dañu may licence yi waa Mauritanie mayuñu ñu benn licence yi mayuñu ko licence dañ la koy jaay 1 million lan la koy jaay comprendre nga te gaal toog dafa war a am licence gaal mbaal gi am licence. maa ngi nii dama dem ba gedd ba ñibbiwaat suñu kër Dakar toog lu yàlla xam baax na toog
mais nag dara jarul moom may jël gaal di si yëpp ay nit di clandestin bi paa boobu ñu jàpp noonu paa boobu te mu juloon fii waa Dakar ak sax defal nañ ko vidéo sama roq papa la ki jur papaam ak ki jur sama papa ñoo bokkoon ndey ak baay paa boobu man moo ma jàngal géej Ibrahima Guèye sama roq papa la man maa ngi tudd papa Aline Guèye maa ngi dëkk fii dama ñibbi si waat sama kër yaay fii nii sama kër maam Liberté 6 station Dakar bu ngeen bëggee ma defal leen vidéo depuis 2012 bi fi Macky Sall faloo barki axuraan si la mool am jafe-jafe billaahi wallaahi bi Macky Sall faloo 2012 si la mool am jafe-jafe ba ma juddoo ba léegi maa ngi muñ te si muñ xam nga juddu gisoo sa yaay rek dafa metti mais malgré lii lépp teewul Macky Sall débat na ci tubaab yi signé waat ak ñoom ay accord de pêche mel ni daal kuy ñaawal askanu Sénégal loolu transition la bi ñuy permettre ñu ñëw ci scandale yi marqué Sénégal ci atum 2020. dañ koy tàmbalee d'abord ak fi Sénégal toll ci wàllum corruption ak sàccum xaalis la ko tàmbalee 2016 jàpp 2020 loolu Birahim Seck bokk ci société civile bi indi woon na ci ay leeral yu am solo. Sénégal maanaam génnagul ci goutte gi mu nekkoon depuis 2016 ak li ko wees parce que depuis 2016 ñu ngi doon liggéey pour que note yi gën a avance mais depuis 2016 note Sénégal yokkuwul 45 la yem 45 2016 sur 100 45 sur 100 en 2017 45 également en 2018 45 en 2019. benn ci scandale yi am Sénégal te Pape Alé Niang defoon ci livre sukkandiku ci rapport OFNAC mooy bu kudd bi te Cheikh Oumar Anne jiite woon ko. ñoom bañ commencé di enquête dañ dem ba ci biir gis lu gën a garaaw. gis na chaque 10 jours dafa am kenn kuy jël 150 millions nee na ay légumes la koy jëndee. 150 millions si légumes kese. waaw moom lu muy jëndee yàpp boobu. 150 millions de ay légumes mais 150 millions yooyu chaque 10 jours boo ko jëlee ci weer bi mu jox la 450 millions. wàllum scandale aussi mënul raw li ñuy wooye corona business ndax ku ne xam ne ni gannaaw ba jàngoro ji duggee suñu réew Sénégal mosul woon jël ay responsabilités am maanaam jël ay mesures yu dëppook suñu réew ni muy fonctionner ñun daal dañoo toppoon ci ginnaaw France ba tey sax ñoom bu ñu jëlee seen réew ndogal sa ëllëg sa Sénégal topp ci maanaam ni ñuy gérer pandémie bi mooy copier-coller toppandoo France. doomi France moo njëkk a dugal jàngoro ji ci biir réew mi taxul Macky Sall jël ndogal pour dakkal dem ak dikk ci réew bi di France parce que Macky mi ngi bañ Macron mer. jeudi 12 mars France tëj ay école am ak ay université am gannaaw suba ga maanaam samedi 14 mars Macky Sall toppaat Macron maanaam toppandoor tëj école yeeg université sénégalaise yi. mardi 17 mars 2020 Macron démarré li nga xamante ni mooy confinement biir France instauré li nga xam ne mooy couvre-feu. lundi 23 mars maanaam juróom benn fan lañ ci teg Macky Sall moom itam jël ndogal décrété couvre-feu. lundi 13 avril Emmanuel Macron xam le ni école française yi daañu leen ibbi ndànk-ndànk lu ko tàmbalee le 11 mai. le 29 mai Macky Sall moom itam jël ndogal ne élèves yi nekk en classe d'examen daañu reprendre li nga xam ne mooy seeni cours la ko tàmbalee 2 juin. Macron prolongé waat li nga xam ne mooy confinement bi biir France Macky Sall moom itam prolongé waat li nga xam ne mooy couvre-feu biir Sénégal ba le 2 juin. ba ci discours booy xool day toppandoor Macron dafa def discours ne nous sommes en guerre maanaam dañu nekk ci xare. nous sommes en guerre. Macky Sall moom itam defaat discours ne nous sommes en guerre. Pour moi, une véritable guerre mondiale s'est déclenchée contre cet ennemi commun. mais toppandoor boobu yëpp pexe la woon pour yóbbu fitu Sénégalais yi ngir gën a mën a luubal seen xaalis Mansour Faye rek li mu sàcc xaalis ci Covid bi kenn mënu la ko wax ak marché ceeb yi. transporteurs yi taxaw ne ñoom mën nañoo yóbbu ceeb yi gratuitement fépp ci biir réew mi te état du fay moom Mansour Faye bañ ndekete yoo Diop si la bëggoon jox marché bi. bi muy jënd ceeb yi aussi marché yaa ma neex lañ ko def mu daal di koy jox ay xaritam gannaaw loolu lépp nag mu ne du ma wuy Joof nag maanaam sàkkal pexe suñu xaalis ba noppi ne fuñ la woo doo wuyu ndax lan goro président laa sama sëyu rak neex na. Répondriez-vous à une convocation de l'OFNAC? Ah non, je ne serai pas l'OFNAC. L'OFNAC ne peut pas convaincre un ministre. Si l'OFNAC me convainc, je n'irai pas. Parce que l'OFNAC n'a pas vocation, n'a pas compétence pour convaincre un ministre. C'est ça la réalité. Nous n'avons rien à reprocher.
Si peut-être des responsables du ministère sont convoqués, il n'y a aucun problème. Mais moi, ministre, en tant que ministre, je ne répondrai pas à une convocation de l'OFNAC. Parce que l'OFNAC n'a pas compétence à me convoquer. gannaaw scandale Covid bi ñu ngi fàttaliku ci scandale Abdou Karim Sall bi moom mi fi sàccoon suñu gazelle Oryx ba noppi daal di koy dibi ñuy wax yeggaleeguñu mu ne maa tey je suis à l'aise. dama ne franchement je suis très à l'aise parce que li nga xam ne am na amu ci lu ci irrégulier amu ci lu ci lëndëm amul lu ci lu ñuy lax transfert yi ça a été fait dans les règles et dans les règles yi nga xam ne yu ñu waroon def yëpp def nañ ko. gannaaw loolu ñu ngi fàttaliku ci scandalu inondation yi ak suñu 700 milliards yi ñu wax ni def nañ ko ci ba noppi daal di koy luubal ndax feeñul ci askanu Sénégal feeñul ci dëkk yi nga xamante ni xaalis ba fa lañ ko waroon dugal ngir régler définitivement problème mu mbënn mi mais malgré loolu lépp suñu milliards yi ñu sàcc luubal ko amul lenn lu ñu wax lu dul yéen sénégalais yi li ngeen di jur doom dafa bari tant que wàññiwu leen ko inondation du fi mës a jógee. boo amee une pluie exceptionnelle foog mbënn mu am. nga ne démocratie du problème mais boo amee dëkk boo xamee ne chaque année chaque 25 ans la population est multipliée par 2 te nga ne affaire démographie du problème c'est que je pense que ton jugement n'est pas objectif. Ça n'est pas possible. C'est un gros problème. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la démographie? Ce qu'il faut faire face à cette démographie, c'est pas le thème, mais ce qu'il faut faire face à cette démographie. Ce qu'il faut faire, si on n'est pas capable de suivre en termes de création de richesse, il faut aller faire comme ce que les Chinois avaient fait. C'est des sujets tabous. Il faut limiter les naissances. Il faut limiter les naissances. Il faut limiter les naissances. coowal suuf aussi bokkoon na ci lu marqué Sénégal ci atum 2020 bi biñ ci mujjewoon traité mooy kaw terme sud bi ay famille militaire yu ñu génne woon ngir lan protéger intérêt wu yeneen haut gradé. Comico moo dem Yoff fi école Air Afrique ne woon ñoo wax ak Ablaye Wade nee na ko jox terrain foofu da koy jox militaires yi pàcc bu ne la ñu jox leen ko ñu ñëw séddoo ko ci ñaar fukki officier ak juróom-ñeent. keroog bañ ko séddoo coow li jóg biir armée officier yëpp dem ci presse bi armée xaw a yëngu ca lañ leen waxee ne leen yéen bu leen mer léegi affaire bi nañ ko teg fii ñun danañu songu waa terme sud suñu pareek ñoom suñu récupérer terrain boobu dinañ leen ci jox loolu moo gën a indi song biñ ñu song. beneen kaawu coowul suuf bi bokk ci li ñu marqué ci 2020 bi mooy kaaw gàddaay ay borom kër ñafe ba tabax dëkk ak seen njaboot ñeneen di yeggali ñu xëy bés daane lépp ci lu jaarul yoon. koo xam ni première instance dañ laa débouté nga dem cour d'appel ñu débouté la nga dem cour suprême ñu débouté la ñu condamné la nga war a fay yoroo dërëm boo fayee état toog di saraat loolu yëpp kenn tëju la yaa ngi sa biir kër. loolu nekk na lu ñu naqari. Babacar Fall li ñu def dafa metti benn nit koo xam ni yow rek benn civil nekk ci biir dëkk sonal adduna bi yëpp la mu waxoon bu daanoo pour le moment nii bëri dina daanoo pour le moment nii lii ban réew la am ñun depuis que ñu commencé ba tey ñu ngi teg suñuy mbir ci yoon parce que mënoon nañu tey di rayante ak a deewoo di jaay ci teg effectivement teg nañ suñu bakkan sax nag mais la ko jar vraiment nga dee wuute ko daanaka booy xool jar ko mais ñu topp yoon ndax suñu président ba mu faloo 2013 dafa wax ni nul n'est au-dessus de la loi du loolu la waxoon waaw ñun nag looloo tax ñu topp yoon ba léegi ñu ngi topp yoon di xaar yoon def liggéeyam. am na également beneen coowul suuf boo xamante ni mën nañ ni sax moo gën a def bruit muy kaaw Ndingler benn borom doole fekk ay doomi aadama yoo xamante ni ci suuf la ñu yaakaar ngir dund mu bëgg a wañaar seen loxo ngir nangu seen moomeel. Nous voilà sur bon ça ne pourra que être des séquences ils sont là en train de nous faire stopper. Ils sont là avec leurs armes maintenant en train de stopper la population. Donc vous voyez le vigile avec son cartouche, avec sa balle de balle. Vous voyez exactement, vous voyez. Bu ñu taxawee ci tool yi jale gerte yaa nga ni bari bu ñu góobagul baa nga ni jal dugub baa nga ni même daga mi ci bopp seen bopp tax dañ doon yey ci gerte yi tax
dañ doon lekk ci gerte yi di petem di yey ci gerte yi te nga ñu def noonu mu nee ma léegi lu ngeen wut ci àll bi ma ne ko noonu dañu bëgg a manifeste parce que lii jëkkul gis nga gerte bi gis nga dugub bi gis nga lépp ngeen ñëw fii di ñu porté. mais li marqué Sénégal gépp ci histoire Ndingler mooy dañu retrouver ay valeurs yoo xamante ni dañoo yaakaaroon ni amatul Sénégal ndax ñu bari dañoo jàpp ni sénégalais xaalis kese la gëm boo ci amee lu bëree bari mën ngaa jënd ku ne loolu la Babacar Ngom tante woon ngir tëj làmmiñu waa village yu Ndingler mais mu jàmmaarloo woon a nguur su am jom ku am dignité ku am lu muy jomb muy góor gi Abdoulaye Dione ndax ba ko Babacar Ngom bëggee corrompre daf ko ne demal Dakar ci néew di doole nga dimbali leen am nañu ko gën a yayoo. bu yori doomam ci oto bi doom bi ñëw indi ak 2 millions ne ma am 2 millions bi jox ko dëkk bi ñu jox ko njëg guro ma ne ko man 2 millions tekkiwuma ko ñu di ko joxe njëg guro mosuma koo gis suñu tool yi ñoo ëpp seen 4x4 yi ak seen passion yi te su ma la ko waxoon ne may ma ci benn 4x4 ak sa passion ak caabi di nga bañ te suñu tool yi ëpp. du ñu soxlawuñu sa xaalis tey de soxlawuñu ko ëllëg dégg nga te 2 millions boobu yóbbu ko Carrefour Colobane ñi fa nit mel te néew doole mu nga fa yóbbu ko foofu bëgguñu 2 millions gisuñu tool yi te 2 millions bu soo koy joxe suñu tool yi tax. moo tax ñun ci benn ci suñu post Facebook ñu ne kii mooy suñu homme de l'année ndax lu tax ñu wax loolu dafa dekkilaat yenn valeurs yu ñu bari foogoon ni amatul Sénégal mooy bañ ba dee maanaam lu ñàkk-ñàkk du la tax a jaay sa ngor. ko doomi aadama bi boo nekkee ci combat rawatina ci intérêt général li ñëpp bokk xaalis warulaa këf loolu la góor gi Abdoulaye Dione dekkilaat te ku ne ci ñun war cee jàng lu bare bari moo tax kaawu Ndingler li xeex bi doon métti lépp ca njeexital ba satisfaction bu rëy a rëy la te bëri ay leçon yoo xamante nii bépp sénégalais war nga ko ci mën a tirer leçon la pour ñi ñuy woowee borom doole te jàpp ni ak seen xaalis mën nañ jënd corrompre ku ne leçon la pour sénégalais bi ñàkk néew doole xam ni lu mu métti métti du ma mës a jaay sama ngor leçon la pour ñun ñëpp ñu xam ni bu ñu defee mbooloo def ab say xàccandoo dóorandoo lépp lu ñu song mën nañ koo daan ndax kaawu Ndingler li ñu ci mën a jàng mooy sénégalais yëpp a àndandoo def ko seeni fi bopp ba gaay yi dellu ginnaaw bu dul woon loolu tey waa village boobu duñu am lu ñu lekk ndax ci mbay lu ñu yaakaar ngir mën a dund bu dul woon loolu Babacar Ngom dina leen jaay doole nangu lu ñu moom. En 2020 aussi année bu xorom la ndax am nañ fay faux prophète xam naa ni sax moom lañ koy jeexalee wàcce tempo bi tuuti ndax Sénégal aussi réewu comédie la moo tax sax parfois ñuy fàtte suñu problème di ci profité aussi di baalu ak ñëpp ndax wax yombul rawatina nga dëkk di wax régulièrement di nga wax heurté doomi aadama di nga wax benn abonné gis ci boppam te moo di jubluwoo ci woon loolu jubluwoo ci woon blessé doomi aadama moo tax dañuy baalu ak ñëpp di jéggalu encore une fois di wax aussi yàlla bu yaakaar tas yàlla 2021 dàq 2020 te mu gën ci ñun ñëpp. kon dañ koy jeexale ak faux prophètes yi muy événement yu marqué 2020 ngir wàccee tuuti atmosphère bi. misetim ndeweteɗo ala siwana allahu misetim sayfu alhasan bakkeruhu ko nelaɗo allahu ngare tawe ɗon juulungu ngare tawe ɗon moƴ. S'enquérir d'une parole divine qui n'engage que lui et lui seul. Allahu akbar Allahu akbar mo nelaɗo mo wona dayrote o ha ngaka Armée s'organiser, à entrer en vigueur, loyalement, sans triche, en toute fonctionnalité, en toute fonctionnalité, en parfaite harmonie, avec son Seigneur, en foi profonde, en ultime conviction. askanu Sénégal ak bitim réew seen site d'information bi di seninfo.net
di yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum xibaar ci internet bi ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi seninfo.net mën ngeen a abonné wu ci YouTube bi ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi saa su ne seninfo.net wéttali askan wi moo ko tax a jóg